salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum askan bi salaamaaleykum sunu internautes yi nga xam ne dañuy suivre un peu partout à travers le monde ci fii seen site bi nga xam ne moom lañu préféré muy Dak Médina tey doon def un reportage sur le ngalax de Pâques mu nekk benn symbolique bu fort dans les moments bi nga xam ne moom la sunu mbokk catholique yi di célébrer nous sommes pratiquement presque à la veille de tey le chemin de croix tey si ngoon suba pratiquement si guddi day am veille de Pâques le lendemain mu nekk Pâques mais gis ngeen fi ñu ñëw gis ngeen siwo yi ngeen gis paan yëpp ngalax ci nekk te ngalax bi pratiquement ñi nga xam ne dañ ko defar yëpp dañ koy defar pour jox ko seen yenn concitoyens presque musulmans yi rek ñoo koy jëriñoo mu nekk loo xam ne c'est un moment fort pour les catholiques c'est un moment fort pour les musulmans mu nekk pont boo xam ne mooy lier les deux communautés pour ne dire que la communauté parce que il y a pas de communauté il y a une seule communauté en Sénégal mu nekk quelque chose de très 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 important maa ngi ñëw chez la famille Silva bu nekk Gibraltar ma toog ak Sylvie ay nuyu ma jox la nga nuyoo déjà. maa ngi lay fay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di la remercier ci sa déplacement ñëw ba fii sama kër di ñëw xool ci li ñuy liggéey di leen remercier encore une fois merci beaucoup pour le déplacement. dama doon laaj ngalax ban sens la am ci moment de Pâques moment bi nga xam dañuy fêter Pâques dañu gis ne pratiquement Pâques bu jotee famille catholique yëpp dañuy defar ngalax. waaw ngalax bi soo gisee ñu koy def peut-être dañuy bëgg defaat retracer waat vie de Jésus comme ni mu ko defee woon son dernier repas avec ses disciples donc moom la ñuy jëlaat nii comme moom jeudi la ko defoon donc ñu vendredi lañ koy def mooy dernier repas yam moom la ñuy wax presque comme sarax ba pare moom la ñuy séddoo ak suñu mbokku musulman yi moo tax ñuy defar ngalax di ko sédd ak suñu dëkkandoo yi suñu am di jàmb yi suñu mbokku musulman yi ak yenn chrétiens yi. En un mot, c'est un moment de partage. C'est un moment de partage ñuy koy partager ak ñoom voilà. Gis nañ ne daaw presque amul ngalax parce que Covid moo taxoon ren am na ngalax déjà daaw gars yi laaj nañ ko gisuñu ko. mbaa sonn nañ la trop. saalit nañu. gars yi daal daaw moom saalit nañu lool waaye nag ñu ngi leen di baalu àq bu doon suñu sago moom chaque année at bu ne di ngeen am waaye yàlla ak mbiram moom la dogal moo tax waaye nag ren moom ak kattanu yàlla ngalax am na ñi saalitoon ñëpp dinañ jot seen wàll par la grâce de Dieu waaw. mais gis nañ ne situation économique dëkk bi métti na ak feebar bi Covid bi mu am précarité yan coono ngeen daj ren moom wax dëgg daj nañu coono déjà gerte gi rek dem na kilo 800 soo si bëggee xool quantité bi metti na suukar bi waxi noppi yeneen ni waxi noppi franchement buy bi aussi le kilo à 650 wax dëgg yàlla metti na si ngalax bu toll nii bon li ñu xala may chance soulager ñu ren tuuti mooy li ñu jëndoon gerte depuis daaw faf au dernier moment ngalax amul loolu moo ñu xala may tuuti doole mais su nekkul woon loolu papa dinañu sonn trop war nañ ñuy jàppale nag franchement di xoolaat su ngalax amee su tabaski bi amee su korité amee vraiment war nañu jàppale nit ñi di wàññi tuuti daara yi ñu mën a def baaxantal daal li suñu maam yi doon def ñu mën ko continuer di def mais bu fekkee ni situation bi nii la nar a continuer dina metti te dinañu dem ba fàtte suñu tradition parce que dañuy dem ba ragal. mën naa am idée li nga dépense yëpp war na yegg ban boor. grand li ma dépensé dëgg war na dem 100 de ëpp na 100 waaw parce que boo xoolee buy bi rek
Nous, on a fait 5 seaux de 20 kilos. Ben sac de sucre, presque ben sac à moitié. Bouille 2 sacs. Sans compter yu sew yi araw bi dem na 30 kilos. C'est une forte. Ouais, vraiment. te fête bi commencé gul. Fête bi commencé gul mais lii yëpp suñu gars yi saalit rek ñoo ko waral. Yii gars yi saalit ñu waruñu commencé di cotiser. non ñu ngi nii taxaw. ay foog ñu cotiser ah. dinañu cotiser léegi moom foog naa dañuy commencé cotiser woo. ba pare dafa am lu ma remarqué dama ñëw pratiquement fekk fii ci fi nga toog ma gis ne presque ay musulmans kese ñoo lay muy seq muy góor di jigéen pour jàppale ci liggéey bi loolu aussi ban tekki lan lay tekki ci affaire bi. Vraiment taxawaay bi ñu taxaw nii yàlla nañu ko yàlla may ñu continuer di ko taxaw bu dara xaj suñu diggante parce que lii moom lu rafet la man de tey sama loxo bi man kenn maa fi nekk catholique si ñu taxaw ni ñuy liggéey ñaar ñi xale góor yi sont des musulmans dañu ñëw pour jàng mais ba bër set dañ doon liggéey ak man soxna si 5 heures du matin la dugg sama kër pour ñëw jàppale ma musulman la maire bi ngeen fekk fële muy araw si musulman la laaju ñu dara dañu ñëw rek jàppale ma ngir yàlla tax donc vraiment encore une fois ñu leen di dolli di leen remercier àdduna nii la ñun ñëpp benn lañu amul dara lu xaj suñu diggante lu ñaaw suñu diggante catholique ak musulman amul lu si xaj parce que vraiment ñun de suñu kër gii laa wax de ak feneen gëwuma ne catholique ak musulman dinañ mës a jote fii jamais amul ñun moom ni ñuy ngalaxee fii korité bi ça c'est la même chose ci kër gi fii dañuy laaj yéen finalement lan ngeen parce que xar sax dañ ko doon rey fii ndax am na ñu war a tabaski ci kër gi fii donc vraiment di leen gën a sant waaw ngalax bi xam nga dafa am suñu ay parents yoo xam ne dañu am diabète sont diabétiques suukar bi arrangé wu leen te dinañuy dégg ngalax di gis ngalax vraiment duñ ci lekk neexul donc moo tax ñu génnee benn paan boo xam ne c'est non sucré amul suukar amul raisin parce que raisin bi am na suukar mais dinañ ci def tuuti eau de fleur d'oranger pour parfumer ko pour ñi nga xam ne amuñu diabète voilà ñu defaral leen seen bos araw bi aussi amul raisin waaw dañ ci def tuuti muscade aussi parfumer ko pour loolu pour ñoom la waa parce que il faut ñu leen di teg xel ñoom tamit vraiment dañu bokk ci waa les diabétiques surtout. ñu ngi lay jaajëfal ban mooy sa dernier mot maintenant. xanaa di leen remercier yéen ñi ndax lii ñu wane ni tey yéen a tax nit ñi mën a xam li ñuy daj ak ni ñu toogee ak suñu mbokk musulman yi di ñaan nag mbooloo mi ñu gën a jàppante catholique musulman ñun ñëpp benn lañu doo dem mukk morgue ba ñu ne la tiroir bi catholique bii lañ fi war a dugal wala musulman bi ñun ñëpp benn lañ xañ na bu ñu defaree ba pare ku nekk da ngay dem sa yoon te boo demee sa yoon it fu ñuy mujj ñun ñëpp ñooy àndi dem nekk ci yàlla donc dara jaru ko daal vraiment encore une fois ñu gën a góorgóorlu gën a jàppalante gën a am tolérance entre nous waaw di dimbalante surtout ñuy jàppalante fu ñu gis suñu morom mu néew doole que mu nekk catholique bi que mu nekk musulman bi ñu taxaw daal loolu laa ci am di la wax di leen gën a remercier encore yéen une fois encore vraiment merci beaucoup. mbokk yi gis ngeen la femme ni mu waxee mu nekk wax bu am importance parce que moment bi c'est le moment de partage dafa am importance tant du côté des catholiques tant du côté des chez les musulmans it ñi wooy gëm yëpp sax day war di partager parce que partage dafa am importance trop ci diine yëpp nag
symbolique bu am importance la encore pour une fois ngalax bi parce que pont la bu muy créer entre les deux communautés pour ne pas dire la communauté ñu ngi leen jox rendez-vous prochainement ak beneen reportage wasalaam.